asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaare bu baax di wéyal ba tey rek liggéey boobu nga xam ne ci lañ doon waxtaan ak yéen rek ci ni àddina yi doxee ak fi ñu toll ñu koy wax nouvel ordre mondial. ñu bari am ci kumpa nag, waaye muy loo xam ne am na fu mu jóge, am na fu mu jaar, dox na ba agsi fii sunu jamono toll. loolu yëpp bu soobee yàlla dinañ ci agsi. ñu ngi toll woon ak yéen rek ci taxawaay bi nga xamante ni moom la ci Cecil Rhodes am ak xalaat yi nga xam ne moom la ci amoon, jàpp ne dee mën na koo bett. su ko defee nag maanaam société secrète yooyu mu waxoon ne bëgg nañu taxawal ko balaa dee di ko bett, yu bari mujj nañu taxaw. kon Rhodes ci boppam li nga xam ne mooy li mu bëggoon mooy wut mbooloo moo xam ni maanaam kii lay doon daal ay tànnéef ci li nga xam ne mooy li mu soxla. bokk ci nguur gi, bokk ci ñi nga xam ne ñooy anglais yi nekk ci colonie yi di fa liggéey, bokk ci soldats yi, bokk ci li ñuy wax bureaucrates yi, bokk ci scientifique yi, bokk ci espion yi nga xam ne jamono yooyu Angleterre am na ko, bokk ci banquier yi, bokk ci historien yi, bokk ci politiciens yi, artistes yi ak bindkat yi. maanaam fépp foo xam ne daal laal na ci lu soxal dundinu àddina, rawatina gis-gis bi nga xam ne moom la bëggoon a taxawal, mu am ca ay nit ñoo xam ne day mel ni ñoo gën a xarañ ci mbir moomu. 1891 nag ci la Rhodes ak ku ñuy wax Street, mooy ki yoroon maanaam rédacteuru journal bu amoon solo la ci yooyu jamono, ak Lord Nathan Rothschild nga xam ne banquier la woon, doon politicien bu mag itam, nekkoon administrateuru banque Rhodes yi, ak ku ñuy wax Brett, mu nekkoon ku jege buur bi nga xam ne mooy la reine Victoria, nekkoon xaritam, nekkoon conseiller am. moom it bi fi reine bi jógee wuutu na ko ci conseiller Édouard VII, conseiller na tamit George V. kon ku yàgg la ci doxalinu nguur gi. ñooñu nag daje nañu toog waxtaan ci xalaat bi nga xam ne mooy plan de domination bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci àddina bi yépp, dajal ko nga xam ne Angleterre dafay dominer àddina bi yépp. kon ñu daal di tàbbi nag ci campagne boo xam ne ci former li ñuy wax société yooyu ma doon wax léegi, muy benn bu ci bokk mooy Society of Elect, mooy bi nga xam ne moom la ñu jëkk a créer. boole ci nag ku ñuy wax Lord Alfred Milner, moo nekkoon ki ñuy wax administrateur des colonies te nekkoon conseiller politique bu mag ba ci Balfour bi nga xam ne 1917 moo defoon déclaration bu siiw boobu jëm ci yahud yi. moom mii moo bind déclaration bi ci loxol boppam, Alfred Milner. di nga gisaale tamit ne histoire yahud yi mi ngi ci biir lii, ndax banque bi nga xam ni mooy banque bi financé Rhodes ak héritier Rhodes yi ak ñépp ñi nga xam ne ñoo séq histoire bi, daanaka buñ dee fukki nit juróom-ñeent yi ay yahud lañu te ay sioniste lañu tamit. loolu lu am solo la ci nga xam ne problème mu àdduna bi nii la doxe. kon Alfred Milner boobu daal di bokk ci ñoom, te moom it daanaka mooy ki ngay xam ne mooy gën a jege nguur gi te ànd ak ñoom. moom it dina créer ci biir loolu association bu ñuy wax Association of Helpers. 1902 nag, ñaari weer gannaaw bi nga xam ne yàlla dogal na Cecil Rhodes faatu, ndax 1902 la faatu. kon nouvel ordre mondial boobu daal di formé waat beneen société boo xam ne moom la ñuy wax Pilgrims Society.
boo xam ne nag bu transatlantique la maanaam diggante Angleterre ak Amérique ak yooyu yëpp dañuy daal di dugg ci biir boobu nag li nga xam ne mooy li ko tax a jóg mooy li Rhodes waxoon ne dafa bëgg dajale monde anglophone bi ñoom ñëpp ñu bennoo kon li ñuy wax establishment britannique bi nga xam ne booba jamono da doon jooy ne ñàkk na li ëpp doole ci li ko daan jëmmal muy colonie bi nga xam ne mooy colonie américaine bi moom xam na ni loolu lu am doole la lu jóge ci moom te it Angleterre xamoon na itam ni maanaam mënul rekk wéy ci di dominer colonie yi mu am ci àddina bi yépp te sukkandiku ci li ñuy wax dooley soldat rek force militaire kon Pilgrim Society dafa jóg léegi pour créer ay relation yoo xam ne yu spécial lay doon diggante Angleterre ak Amérique ba tey jii ba fii ñu toog di wax ak yéen maanaam boo xamante ni nommé nañu ambassadeur bu bees boo xam ne dafa jóge Amérique ñëw Angleterre ñi muy jëkk a dajeel mooy Pilgrim Society britannique investissement ñoom lay jëkk a waxtaanal ba xam seen bëgg-bëgg xamit seen yitte naka noonu itam bu ñu nommé ambassadeur bu bees bu Angleterre mu dem Amérique moom it Pilgrim Society américaine bi lay jëkk a dajeel ñoom lay jëkk a waxtaanal ba xam seen bëgg-bëgg kon mu mel ni nag àddina bi dafay dox te bi ñu demee ba créer Pilgrims bi dafa am ay daje yu bari yoo xam ne dafa am Londres dalee ko 1902 New York 1903 nit ñi gën a am alal ci àddina bi diggante Angleterre ak Amérique ak li des ci àddina bi daje fa waxtaan boobu nag banque centrale bi nga xam ne mooy contrôler alal ji mi ngi nekkoon banque centrale boo xam ne baron Alfred Rothschild moo ko jiite kon loolu taxoon na itam anglais yi am li ñuy wax avantage monétaire ndax ñoom gannaaw ñoo yor xaalis bi banque centrale bi ci ñoom la nekk kon day mel ni faw rek ñu jiitu kon Pilgrim Society tamit Rhodes Scholarship ak Rhodes Trust ci Amérique ñoom ñépp ñu ngi leen amal te ñi nga xam ne bokk nañ ci lenn ci ñi ñu mën a lim bokk na ci Élisabeth II muy reine d'Angleterre boroom këram le prince Philippe bokk na ci le prince Charles bokk na ci John D. Rockefeller bokk na ci David Rockefeller Winston Churchill bokk na ci Henry Kissinger bokk na ci Margaret Thatcher bokk na ci Walter Cronkite ak Allen Johnson ak Allen John Forster Dulles ñooñu rek nga xam ne boo leen limee rek nit ñi dinañ xam ne daanaka ñi ëpp doole ci àddina bi bokkoon nañ ci société yi ma wax li ci féete nag ci wàllu Afrique australe mooy fa Rhodésie amoon nga xam ne dëkk yooyu yëpp ñoom Alfred Milner moom moo fa créé Society of Elect nga xam ne banqaas la ci Pilgrim Society dajale fa nag mbooleem avocat yu ndaw ya fa nekk ak administrateur ya mën liggéey lool tey ñàkk yërmande wut ci mbooloo moo xam ne daal da ko baptisé Milner's Kindergarten maanaam dajale leen ci biir mbooloo moo xam ne ñoom ñooy liggéey te seen liggéey du nekk liggéey boo xam ne dañuy tàggalikoo ak yu demee noonu ñoom ñett ñoo liggéey ci li ñuy wax création Afrique du Sud te maanaam loolu daanaka régime ba nga xam ne après moo fa am te taxawal fa apartheid ñoom ñoo ko fa créé ñoom it ñoo yoroon marché yi nga xam ne ci àddina bi ci wàllu or ak diamant yi ci ëpp doole ñoom ñoo ko yoroon daanaka ñoo doon
buur di bumi ci marché yooyu. kon 1909 ba tey kindergarten boobu moo créé mouvement boo xam ne Movement des Round Tables loolu la tudd te ñooñu itam am nañu Canada am Afrique du Sud am Australie am Nouvelle-Zélande ak fépp foo xam ne li ñuy wax empire britannique bi am na fa ay ndaw. kon loolu itam moo tax influence nguur gi di gën a yokk di gën a am doole ci li ñuy wax nouvel ordre mondial. am na ci mbooloo mi itam koo xam ne ku ràññeeku woon la woon te bokk ci seen biir ku ñuy wax Lionel Curtis te nekkoon tamit njiitu Round Table. moom it bi mu demee ba gis ne Allemagne mi ngi commencé di am doole ci biir Europe ak itam domination économique bi nga xam ne Amérique mi ngi koy def ci àddina bi ñi nga xam ne ñoom dañu gis ne domination militaire bi Angleterre am ci ay colonies mayatu ko mu mën a taxaw rek di xeexee noonu moo tax 1911 Lionel Curtis dafa waxtaan wax ne nguuruk Angleterre maanaam li nga xam ne mooy colonie yi mu am daf ko war a changer def ko benn puissance économique boo xam ne da koy tuddee Commonwealth britannique dajale ca réew yépp yi nga xam ne moom moo leen yilifoon ñu doon ay coloniem ba noppi nag beral li ñuy wax Inde autonomie gouvernementale moo tax Inde am indépendance 1947 ñu daal di créer Commonwealth 1948 ni ko Lionel Curtis waxee woon rek ak groupe am boobu nga xam ne ay xalaatkat lañu tey jëfkat ci mbir mi ci 1911 nga xam ne fanweeri at ak juróom après bi ñu xalaatee xalaat boobu ba war a jàpp ne noonu lañ ko war a doxalee li nga xam ne nag ñu bëri ci dañuy am jafe-jafe ci ne la waaw mais nouvel ordre mondial bii ngay wax ak nit ñi ngay wax nga xam ne ba ñu faatoog léegi kañ la nan la ñuy ban njariñ la leen amal ak lan la leen di fan la leen di féete tontu bi nag mooy maanaam ñoom nekkuñu ci nit ñoo xam maanaam doxalin bi nekkul ni dañoo daal di bëgg ci saasi li ñu bëgg am wala it njariñ lu gaaw déedéet ñoom doxewuñu noonu plan yi nga xam ne moom la ñuy dérouler dafay nekk ay plan yoo xam ne ci ay décennies lay am ci ay fukki at jëm fanweeri at jëm ba ci loo xam ne sax danga naan est-ce que lii xalaatu doomu aadama war na ci àgg muy loo xam ne ay génération yi génération ak ay siècle ci la ñu war a jàpp ne bu ñu yàggee tegalee xeer yi ña koy fekkee ji seen àddina nii lay mel waaye ñoom kenn ku nekk la ca war rek ca waxtu wa ngay dund moom ngay doxal te doo ci mel ni lu ci séentu dara parce que xam nañ ne ñor gi du léegi looloo tax boo xoolee buñ lay wax waxu Cecil Rhodes nga xam ne 1853 1902 la gudd fan gi demeewul noonu ak milliards yi nga xam ne moom la amassé ci or amassé ko ci diamant diggante Zambie ak Zimbabwe ak Afrique du Sud mu def ko ci lii te ba léegi alal jooju mi ngi jur mi ngi dox mi ngi liggéey ci li nga xam ne moom la ñuy wax nouvel ordre mondial. kon li wér te wóor mooy àddina bi ala kulli xaal dafa mel ni ñoom dañ koo bëgg a jëmale ci li ñuy wax dictature économique politique boo xam ne mondial lay doon àddina bi kenn du ci mucc te ñooñu itam ñu amuk dogu lañu ci gëm projet bi gëm ne lu war a mën a nekk la léeg-léeg nag ñu def dara du dox waaye loolu ñoom dañ koy sóoraale toujours dañuy sóoraale ni lii mën naa bañ a demee niñ ko bëggee ñu préparer beneen plan boo xam ne bu loolu échoué ñu déroulé waat ko waaye saa su ne da ngay gis ne ci loolu rek luy lëkkaloo lay doon bi nga xamante ne nag dem nañ ba benn jamono dañoo créer lu ñuy wax urgence climatique mooy bi ngeen gisee développement bi nga xam ne moteur am na léegi avion am na
train am na lépp am na ak usines yi yeeg li xew lépp léegi nag dañu commencé di xam ne àddina bi li ci yàqu dafa bari parce que exploitation ressources minières yeeg li nga xam ne mooy pollution bi ak yi nga xam ne mooy réchauffement climatique bi ni ngeen koy déggee lépp ñu koy wax rek ñu daal di sukkandiku ci loolu nag daal di ne léegi kat faw ñu gaawal mbir yi ndax àddina baa ngi bëgg a yàqu te kon léegi lépp lu ñuy def ci wàllu politique ci loolu dañuy sukkandiku ci li ñuy wax urgence climatique kon mooy fexe ba yiy yàqu ci àddina bi ñu am politique boo xam ne day mel ni la ko tax a jóg mooy saafara loolu kon te ñoom industriels yi ci boppam ñooy daal di jiite loolu mooy li nga xam ne mooy li ci gën a kéemaane 1910 am na industriel américain boo xam ne d'origine écossaise Andrew Carnegie moo créé li ñuy wax Carnegie Endowment for International Peace CEIP administrateurs yi tamit ay industriels lañu ak ay financiers yoo xam ne ñoom ñëpp daanaka ñu ngi bokk ci li ñuy wax American International Corporation te boobu JP Morgan moo ko jiite te mu mujj doon benn géant des entreprises américaines boo xam ne groupe AIG la en 1919 conseil d'administration bi nag ñi ci nekkoon ba léegi boo leen limee rek daanaka tur yu bari yoo xam ci establishment anglais bi ak britannique bi dafay dellu siwaat muy ay financier ay banquier ay seen conseiller ay partenaires yoo xam ne JP Morgan lañu ak yooyu ñoo ci daje ñoom ñëpp créé ko ba pare li ñu wax avancement bi nga xam ne ci coopération entre les nations ak promotion engagement international actif des États-Unis loolu nag mooy lépp loo xam ne rek lëkkale na réewi àddina bi la koy tax a dox ak taxawaay ba nga xamante ni moom la ci Amérique war a am ba loolu mën a nekk nga xam ne kon ñu ngi wutaat buum bu yees bu ñu takk nit ñi kon CEIP boobu moom mooy daanaka influencer politique étrangère u Amérique lépp loo xam ne ndax ñoom bul fàtte ne ay industriel buñ ko waxee industrie armement bi surtout daf ci am doole te membres yi ñu ci bëri ay ci industrie armement bi ci la ñu nekk kon politique étrangère u Amérique nga xam ne kon ñoom département d'état bu Amérique bi nga xam ne moo yor wàllu politique étrangère bi dañ ciy dugal seen loxo bu baax a baax loo xam ne ëpp na téeméeri at fii ñu toll nii kon ñoom establishment politique américaine boobu ñoom dañu jàpp rek ni ñu ci war a dugal seen loxo lañu ñu ci war a am taxawaay lañu nag li ñuy wax nag forcer nit ñi seen maanaam paix parce que paix bi ñuy wax doo xam sax ndax jàmm lay firi ndax fu guerre am ci àddina bi ñoo ko tàkk ñoo ko taal ñooy jaay armes yi ñooy négocier aussi autour des tables pour jàmm am kon doo xam sax ndax paix boobu jàmm lay firi kon loolu it lu mat a xalaat la lu mat a bàyyi xel la bari na ci itam ay fondation yoo xam ne yu bari yoo xam ne dañoo lëkkaloo ci CEIP bi mel ni ñoo xam ne dañuy dugal seen loxo te dañuy liggéey à huis clos ci ni ñuy déterminer géopolitique bi nga xam ne mooy bu international bi àddina sépp séq ko xam nga ko Amérique nag fondation yii ñuy wax ñëpp dañ leen di exonérer d'impôt maanaam du ñu fay impôt parce que dañuy wax ne ay organisation caritative lañu dañuy def rek te yàlla tax kon am na benn loi boo xam ne la loi sur le revenu de 1917 moo permettre seen exonération boobu kon loolu itam tax na ñi nga xam ne ñoo gën a am alal ci àddina bi di mën di financer seeni projet d'ingénierie sociale maanaam projet yoo xam ne ci xalaat ni ñuy doxalee àddina bi maanaam tey boo xoolee ku mel ni George Soros ak li ñuy wax Open Society boobu mu yor
moom injecté na plus de 30 millions de dollars ci ay organisation yoo xam ne Open Society moo ko dirigé te lim ci jublu ci yenn dëkk yi mooy xeex ba ñu légaliser li ñuy wax yamba, légaliser opium, maanaam mboolem drogue yi yëpp ñoom it ñooy xeex ba léegi ngir ñu légaliser homosexualité bi, légaliser yu bëri yoo xam ne ci yenn société yi dëppoowul ak seen aada, dëppoowul ak seen diine. Souvent dañ koy imposer yenn état yi, dañ leen di teg pression internationale ngir état yu bëri yoo xam ne néew nañu doole comme sunu réew wala yenn réew yi seen politique yi yu ci bëri dañuy solliciter ay financement ci loolu. Kon ñaare du aju sax ci président dëkk sàngam wala dëkk sàngam, mais pression bi ci fondation yi di ci def, bi ci organisation non gouvernementale yi di ci def, te bokkul aussi ak pression Nations Unies ak Banque mondiale ak loolu, ak pression yi nga xam ne moom la Amérique di teg ak yenn dëkk yi Union européenne, parce que ñi ne fii ñooy ne fee ay paxi kaña la yoo xam ne yëpp dañuy daje ci ay ruq yoo xam ne bu guddee day mel ni boo sottee ndox ci benn pax bi it mën ngaa tooyal yi ci des yëpp. kon loolu baax na tamit nit ñi di ko comprendre, di xam ne léeg-léeg liy déterminer sunu politique intérieure yi day nekk ay influence ak ay méthodes yoo xam ne fañ leen koy tegee du doon fii. ndokk nag ba am nañu sax ñoo xam ne dañuy bañ comme par exemple li may wax toujours naan ci wàllu homosexualité, il faut que sénégalais yi rangé wu derrière le président, parce que toujours day wax ne maa bañ, même su fekkee ni muy waxee maa bañ daa am nu mu koy formuler tamit maa bañ moom maa bañ rek lay doon. te maa bañ boo xam ne aussi réew mi taxaw nañu ci xeex loolu, xeex ko waaye bañ ko jiiñ kenn, mais xam ne pression internationale la, soutenir aussi sunu gouvernement yi ak sunu organisation yi nga xam ne dañu koy xeex, ñoom it ñuy liggéey ak gouvernement bi nuñ ko mën a dooleelee ak nuñ ko mën a jàppalee. parce que maanaam mënuloo xeex homosexualité ba pare bëgg a xeex ak gouvernement bi nga xam ne mooy gouvernement dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bi nga dëkk. loolu kenn c'est pas logique. li gën kay mooy nga fexe ba lëkkaloo ak moom, wala nga am noo fexe noo ko mën a jàppalee ci promotion sociale bi nga xam ne mooy gën a conscientiser nit ñi ci ñu bañ ko, ngir loolu itam mën a nekk loo xam ne lu jaadu la. te it da ci am yoo xam ne sax normalement fi ngay solliciter ndimbalu gouvernement bi sax mën nga ko solliciter ci noo xam ne bu lay dimbali sax moom day mel ni yëgalu ko yaramam, parce que droit permettre na la nga def lii def laa def lale. su ko defee aussi au nom de la liberté yow tamit ngay bañ, parce que loolu mooy li dëppoo ak sunuy aada, dëppoo ak sunuy diine. mais ñu gën a góorgóorlu rek xam ne du xeex boo xam ne dañ ci tasaaroo ngir mën ci am ndam. au contraire dañuy lëkkaloo teg sunuy différence politique fële, sunu xëy na ñii dañuy far fii ñii far fii ñii ne politiku ma, waaye question la boo xam ne toujours sénégalais yëpp dañu war di am consensus autour, ànd ko ak gouvernement bi, pour aussi gouvernement bi xam ne volonté politique boobu mënul jàll, parce que moom aussi dafa am dëkk boo xam ne ay nit ña fa ne dañuy bañ loolu. te loolu day gën a renforcer aussi dooley chef de l'État ci loolu. dina taxit ñee gën a dellu ginnaaw, comme ni ñuy waxee rek ñoom dañuy dellu ginnaaw waajali, bu boobaa it ñun ñu taxaw gën a waajaat, parce que ñoom nekkuñu ñu yàkkamti, nekkuñu ne maanaam ci régime sàngam lañ bëgg ñu valider ko wala yooyu. déedéet, tant que régime yaa ngi changé, aujourd'hui mu nekk Macky Sall, suba mu nekk keneen, gannaaw suba mu nekk keneen, ku fi mën di nekk loolu day nekk pression buy peser ci yow. loolu boo xoolee par exemple bi fi Ablaye Wade di nekk amoon na 8 associations, donc nekkul ne diw moo ko tàmbali wala diw, mais politique la boo xam ne fa mu jóge léegi wax nañu leen ko, wax nañu leen sax ni leen ñu mel ni Cecil Rhodes, ñoom ñëpp ils étaient dans la pratique de l'homosexualité. kon c'est une volonté politique dangereuse boo xam ne mondialiste la. li nga xam ne itam mooy ba léegi fondation bi ma lay wax, li ñuy wax utilité de la guerre en tant qu'exercice de profit, mais en tant que catalyseur de changement social dafa am ci ñoom. maanaam yenn guerre yi ñuy taal ci àddina bi dina permettre ñu jaay seeni armes
waaye ici dina tax ñu natt seen société bi nga xam ne ñoo amoon conflit fi guerre bi amoon naka la ñuy apporter ay changement ci seeni mentalité ci seen société ak ci seen gis-gisu àddina nga xam ne kon ñii ni ñu dangereux sax dafa ëpp doole. kon bi ñu àggee ci 1953 Norman Dodt a été l'enquêteur en chef de la commission spéciale du Congrès américain et de ses fondations exonérées d'impôts. gis nga ko ba léegi yooyu yëpp dañ koy def waaye ñoom réew ma nga xam ne fa la ñu dëkk dañ leen a exonéré d'impôts. Donc commission bi nga xam ne Norman Dodt mi moo ko jiite woon def ci enquête tax na mu jot ci ay dossiers yoo xam ne voilà pour li nga xam ne moom mooy li mu gis ci dossiers yi mooy dafa gis ne ñoom yenn fondation yi guerre yi ñuy financer day tax ñu apporter ay changements yu bari ci société yi nga xam ne fa la guerre yi amee léeg-léeg bu fekkee dañ ko bëgg a jaarale ci ay voie normale xëy na ci wàllu artiste musique yi bëgg ko jaarale ci écrivain yi wala méthode yi nga xam ne am nañ ko ci domaine yu bari yépp même ba ci politique yi. Par exemple mën nañu ne dañoo bëgg par exemple benn dëkk ñu légaliser fa góor jigéen président ba bañ ñu créer fa guerre wala ñu créer fa coup d'état wala ñu taal réew mi boo xoolee dëkk yu mel ni Afghanistan bi nga xamante ni Russie dem na fa taliban yi ñëw ñu dem ba ci biir taliban yi arrangé wu leen te pourtant américains yi ñoo doon soutenir afghans yi bi ñuy xeex ak Russie mais bi Russie daanoo rek afghans yi indi benn politique sociale boo xam ne dañu ne dañuy instaurer l'islam gis nga ni ñu daal di wëlbatikoo taxaw xeex ak ñoom kon maanaam lii tamit day tax nga xam ne gis nga ko dinañu am recours à des insurrections armées principale méthode wala yoo xam ne gouvernement boo xam ne day nekk sous contrôle d'élite d'entreprise kon lii lu ama am solo la lu baax a xam la ci réew moo xam ne mondialiste yi dañ fa bëgg a instaurer benn politique boo xam ne arrangé wul société boobu bu fekkee maanaam pour la stabilité de cette nation réew ma boroomam wala ka ko jiite wax na ne loolu ñoom duñ ko d'accord nañu xam ne léegi cohésion sociale dañ koy soxla parce que à tout moment mën nañu utiliser li ñuy wax insurrection armée mën nañu créer benn conflit ak beneen réew pour rek daaneel régime boobu indi benn régime boo xam ne dafay apporter changement social yoo xam ne yooyu nga xam ne dañ koy bëgg a def yëpp dañ koy mën a daal di dugal ci biir kon ñu bañ mu gudd rek ñu yemale ko fi waaye méthode yi nga xam ne ñii dañ koy jëfandikoo sur le plan international jaarale ko ci fondation yeeg yépp luñ ci mën a génnee ci document yi rek incha allahu dinañ leen ko wan mais ñu gën a fagaru gën a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy jàmm parce que mooy li nga xam ne dina gàllankoor lu bari ci projet sataniste yi mooy réew bu am jàmm lañ fay bëgg a changer ak lañ fay bëgg a doxal ak lañ fay bëgg a yàq yépp du mën a nekk kon li nga xam ne tam mooy jàmm mooy liy indi cohésion sociale li nga xam ne mooy li ñu bokk muy am réew kenn bañ ko foowee wala kenn bañ a indi fitna wala kenn bañ a wax lu koy taal ba lu gën a garaaw li ngay xeex à l'intérieur amee fa kon lu mat a wattandiku la parce que lii du samay waxi bopp c'est documenté c'est argumenté c'est des faits yoo xam ne ak des personnages yoo xam ne inventé wu ma ci benn lépp am recherche yi nag yu wóor a wóor lañ ciy def pour mën leen ko exposer noo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla jàmm sax ci sunu réew asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu